tooñ parce que xale rek la. Ils ne font pas méchamment. Ça date pas d'aujourd'hui et ça existe partout. C'est pas juste au Sénégal. On respecte les handicaps. waaw dinañ ci ñëw loolu yëpp dinañ ci ñëw mais xale bi par exemple xale rek la lu mu gisul ci moom gis ko ci keneen pour moom kooku moo normalul te loolu yëpp ci éducation de base la loolu yëpp c'est dans la famille loolu yëpp dañ ko war a waxtaanee mais est-ce qu'on communique avec nos enfants et assez Halima. Safia tey thème bi ngeen abordé dafa nekk thème bu ma neex mu nekk thème de société bi nga xamante ni fii ba fin des temps gaw ma dina xewi parce que tout le temps on aura quelque chose à dire ci wàllum éducation da nga koy saam si ñetti ponk laa mën a wax am na éducation bi nga xamante ni say waajur ñoo ko war a def ci yow am na éducation bi nga xamante ni mbedd bi ñoo koy def ci yow am na éducation bi nga xamante ni école moo koy def ci yow Benoît cité na fi lamb mu gis nit ni ñu comporté woo bi ñu gañee seen mbër Sophie Gueye wax nga fi tamit évoqué nga fi tamit heure sieste xale yi nekk ci mbedd bi guddi xale yi nekk ci mbedd bi Sophie Gueye tamit évoqué na fi pas mal de mots MAUX yu nga xamante ni nit yi ñu ngi koy mettitlu di ko dund ci société bi mais bu ñu fàttee sama papa ndeysaan yàlla na suuf oyof ci kawam daf ma doon wax Mata doom boo ko amee yàlla mi ngi namm ci yow nga defar nit yàlla mi ngi namm ci yow nga defar nit yàlla bu ko neexoon du dara ci moom ñun ñëpp toog ba ci yàgg rek di meññ ci àll bi ñun ñëpp ñëw du ñu am benn attache du ñu am waajur du ñu am yaay du ñu am pap bu ñu jaarale ci ay waajur donc yàlla am na lu mu namm ci ñun ñi nga xamante ni ñooy parent bi indi xale bi nga xamante ni fëgguñu ni jur leen ñu ñun la neex ay mag yu consentant sekk li ñuy sekk ba doom sosu si yàlla namm ci ñun ñu defar nit quoi qu'on puisse dire bu tey la mu def la kubéer ga saañ ba di xeeñ donc ñu mag ñi ñooy jur ñu ndaw ñi et je trouve que Sénégal ndaw yi ñoo amatul référence ci boppam waajur yi talatuñu xale yi seen doom yi léebatuñu ak ñoom léeb bu njëkk ba importance bi mu amoon moral fin wu léeb ba yow boo toogee di nga toog ay semaines yi nga xamante ne di nga xalaat léeb bi xalaat lan la ci sa maam wala sa nijaay wala sa tante wala sa yaay expliqué ci moralu histoire bi saa yoo toogee dund kaa bu mel noonu wala nga gis ko dund sa xel dem ci liñ la waxoon lépp dañ ci daan yee xale waxtaanatuñu ak xale yi xale à bas âge éducation de base man comme Sophie Gueye dit c'est la base c'est le fondement bu manqué ci nit pour man nite dañ na fa donc amatoo benn distinction ak mala excusez-moi du terme donc éducation de base boobu la nit yi amatul temps pour man inculquer et n'oublions pas que tamit xale yi ñu ngi jur am na ñi nga xamante ni seen yar matagul ñu jur nekk ay parents ki nga xamante ni yaram matagul mu am doom kooku nan ngeen war a xalaatee mu gérer xale boobu nan ngeen ko war a xalaatee mais dafa am phénomène bu am importance mooy le mal ba tey déggaguma ngeen wax véritablement fan la jóge yéen a ngi évoqué fee yi nii am na comportement bi am na dinañ gis ku def lii dinañ gis ku def lii mais loolu fan la jóge à ton avis fan la jóge nampal sa fi lu am solo la nit a koy nampal en père nit moo koy nampal ak soo ko dee nampal ban période nga koy nampal. c'est très important te ñu ngi koy négliger nampal c'est-à-dire tubaab yi dañu nax si lu bëri ñun dañu bàyyi suñu culture adopté culture u jàmbur bi nga xamante ni moomuñu ko moo tax it effet secondaire yaa ngi ni ñuy gis les mots sont là da ngay am sa doom tubaab da nga koy gis mu defar meewam publicité à la télé ni meew bi dafa baax fortifié nañ ko en zinc fortifié nañ ko en fer am na magnésium am na calcium baax na ci sa màggu doom tubaab doo ko gis mukk mu jënd meew pharmacie jox ko doomam ay tiir-lait la ñuy am bañ nañ ko ba ñoom dañu sax am ay banque de lait maternel yi nga xamante ni yow bu fekkee da nga accoucher nga am problème mënoo nàmpal wala ngay jël ay garab yi nga xamante ni mënoo ci nàmpal sa doom da ngay dem wut sa banque de lait ku si nekk ak race bi nga am nga jënd fa meewu nit nga nàmpal ko sa doom xam nga kon ñoom ñoo ñu gën a yeewu lu tax jëluñu ci meew yi les laits qu'on nous vend à la pharmacie c'est du lait végétal wala du lait animal
lait végétal mooy yi nga xamante ni ñu ngi koy jëlee ci gàncax gi maanaam nga jël pulloox wala nga jël ci ay xob yi wala nga jël ci sève yi nga jël ko réduire ko en poudre fortifier ko nga ni da nga ci def sa vitamine bëgg ko nàmpalee sa doom lait animal xamoo ban animal la ñu ratt de di ko jëlee jël transformé ko en poudre def ko ci ay pot jox la ko mais ku bëy nàmpal ba nga màgg da ngay bëyee nag ku nag nàmpal da ngay dof ba nga màgg mais da ngay nage et va savoir si c'est des animaux halal. Attention, il faudra que kon yéen ñii nàmpal di maye seeni meew tamit ndax je m'explique. waaw non je m'explique. Il faut des banques pour ça. yaay booy. On a des pouponnières. Et les enfants qui y sont. mënuñu nàmp lait maternel. kon nag sensibiliser waale ñii nàmpal. ñu joxe waale seeni don de meew yaay. ñu def ay banque de lait maternel. doom sax voilà. ñu présente seen doom présente je parle de ñu te fi ñoom duñu am ween mais dama ko bëgg fi mu duñu am ne meew duñu am meew sensibiliser waale ñooñu ndax am na ñoo nañ ko bàyyi mu défendre par rapport à ça. loolu état bi moo ñu ci mën a dimbali du ñun rek ñooy toog rek loolu état war na cee jóg ba waaw gune yi nga xam ne ay bàyyoo nañu ak i yaay léegi xaaral ñu léegi dénkaane leen ñu war a nàmp te war a nàmp meewu nit soo bañee sa pépinière bi ëllëg suñu jógee yor geneen jikko joo xam ne pépinière bi dëgg la kay pépi c'est les plantes d'accord pouponnière mais moi je parle de pépinière waaw je parle de pépinière vous n'avez rien compris ni là que vous êtes moi je ne parle pas de pouponnière je parle de pépinière Bakary ah ouais Bakary ayca na jóg kii non c'est des milliards Mohamed Boun Abdallah Dionne je parle de pépinière waaw elle me parle de pouponnière on t'avait pas suivi c'est vrai léegi Alima fi mu nekk dafa am solo parce que mooy base muy nàmpal papa maa ngi ñëw rek il n'est pas dupe du tout maa ngi ñëw mais il n'est pas dupe maa ngi ñëw xam nga da nga nekk fu am solo ndaw si dugg xaacu daan ne ndax day mbokk Bougane ba Bougane teg ko fii d'accord nga nekk ci point bu am solo maa ngi ñëw nga nekk ci point bu am solo muy nàmpal ak ween mu nekk loolu xam ne c'est humain mais yàlla am na ñu ko may am na ñu ko xañ et y a des gens yoo xam ne dañ leen nàmpal ak biberon aujourd'hui ce sont des gens sensés très réfléchis bien portants mais tubaab yi à chaque fois comme tu as dit même meew yi sax bu ñoom si boppam dañuy prôner à ce que yaay mu joxe ween parce que fu fekkee am na ñoo xam ne jot nañoo accoucher ci dëkk tubaab yi la première des choses yu ñuy def mooy allaitement exclusif lañ lay wax pour nga def ko et ça peut être différent fii Sénégal parce que fii da nga lay toqantal aada la on respecte deux c'est pas ci hôpitaux yëpp la ñuy ñëw da ngay accoucher rek ñu jël sa doom teg ko sa kaw jox la ko mu nàmp muy premier tété bi xale bi di am Sénégal loolu fii am na hôpitaux yu bëri ñun ñuy jur xam nañ ko du yoon c'est-à-dire sa doom fex weenu yaayam déglu rek xaaral maa ngi ñëw papa da nga koy maa ngi bindal ñëw toqantal waaw mooy aada bi daal ci def meewum bëy mooy aada bi def ca meewum bëy mooy aada bi sañ ngeen ci def meewum bëy meewum bëy moo tax mu paradoxal fa laa doon ñëw ak yow maa ngi ñëw waaw Sophie excuse-moi Benoît excusez-moi en fait loolu mooy paradoxe bi xam nga da nga ne ñun tubaab yi dañuy yàq dañuy def li dañuy def la tokkantal père heureusement parce que dama doon bañ ñëw sax mu ne ma du loolu ñoom tokkantal yi lañ ci def meewu bëy c'est-à-dire meew bi ñuy éviter fële na le meewu mala bi ñoom boo juddoo moom lañ lay njëkk a defal sa gémmiñ tokk la rek meew waaw dafa am lu muy jariñ tokkantal merci après nag dafa am lu bu muy jariñ fekkee am nga temps après nga allaiter sa doom nga allaiter sa doom on te laisse juste le soin de t'expliquer un peu s'il vous plaît de t'expliquer un peu par rapport ak allaitement boobu nga soulevé. fi ngeen rebondir c'est très intéressant parce que ça me permet de poursuivre li ma doon wax. dafa am.
effectivement dafa am toqantal moo war a jiitu ci gémmiñu gone. doon koy bind. dëggantaan toqante meewum bëy. papa maa ngi ñëw ci yore yi ngeen nekkee woon du lépp baax. arrêté ba ngoon du sex wenn yaay. de loolu moom dëgg la. ñu ne gaaw nañ bindal ko toqantal gi. dëgg la suñ ko bindalee toqantal jox ko nu raxas wenn yaayam jox ko yow bu yàqamti ñu ngi ñëw ci yow léegi. dëgg la mais bu may wax lait animal. mais Amérique yàq na leen toqantal bi Afghanistan. toqantal bi Safia taxul may wax parce que toqantal bi c'est juste un moment. oui vas-y. première fois la benn quantité bu ñu lay jox la bokk nekkul ni toqantal bi moom ngay namp ba fer. ah non non mais donc day jiitu. donc aada la muy jiitu loolu. waaw moom la gars yi di appliquer fii la société. ñu ni moom mooy jiitu. te muy dëgg famille yu bëri fii dañ koy def. amul famille ak sëriñ ñëpp doon lay bindal waaw toqantal. si c'est la waaye am na tradition. bu ne yoo xam ne. mais papa est-ce que doo ñu bàyyi ñu respirer tuuti quand même. laisse-nous respirer laisse-nous respirer. Mata continue. au fait boo leen ma dégloo rek di ngeen xam fan laa bëgg ñëw. parce que Safi nee nga am na ñi nga xamante ni nampuñu. non man fii naa ñaan bugaan pour mu toxal ma. après ndax xam naa Sophie am na dimanche di nga tuxu dimanche moo gën a baax. nee ngeen léegi am na ñu nga xamante ni amuñu yaay peut-être seen yaay génn na àdduna. te terewul nite nañ. namp nañ mais gis nañ fi ay mala yu nite tam. gis nañ fi ay mala yu nite. waaye. yu xaw a nite. waaw. da nga leen di dressé ñu correct. da ngay dugg ci kër. fekk fa muus. wala nga fekk fa xaj. bu bëggee def ay besoin am. danaan tekk. wala mu am benn bruit bu mu def. boroom xam ni kii kat dafa soxla boppam mu jóg ànd ak moom du ko def fa mu nekk te pourtant du nit. waaw mais il arrive souvent l'animal revient. continuel Mata continuel bu déglu continuel. il arrive souvent l'animal revient à ses habitudes. parce que mala la mënul nite. juste pour te dire que nit ki nga xamante ni moo koy yar bu dee nit la rek dina mën a inculquer ci moom yooyu valeur bien que peut-être ñàkk na yaay wala nampul meew mais moi je parle de la généralité et ce qui doit se faire en réalité parce que meewu mala yooyu rien ne dit que animaux yi ñuy wax nii la xamuñu yàlla rek moo xam c'est comme les viandes importées wala foie yi ñu importé ak yeneen ñuy industrialiser te xamuñu donc parfois da ngay gis nga dugg ci stade bi gis nit ci am yenn comportement yu ñu am man mereetuma kenn parce que boo mereetuma kenn dama leen di yërëm ñaanal leen moo may gënal parce que parfois nga gis nit am nu mu comporté yéen ñiy dawal nekk ci tali bi parfois ngeen nekk ci tali bi gis li nga xamante ni da nga naan noo nit nekkul ci volant bi de da nga naan noo mënul nekk de poser la benn question vas-y Safia li mu wax muy lu am importance man pour man nga judd rek du coup sa yaay jox la weenam ak nga judd yow ñu jël toqantalu béy waaw toqantal def ko ci gémmiñu xale bi waaw loolu question personnelle la da nga ma laaj lan laa ci préféré ban moo nga ci préféré boo xam ne bu fekkee yow da nga basé wu ne xale yi li meewu animaux yi ñu leen di jox ñuy naam moo def loolu seen mind en quelque sorte en général quoi léegi yow li ma la laaj noonu ban je suis un peu partagée parce que quoi qu'on puisse dire je suis sénégalaise je suis musulmane bokk naa ci famille bi nga xamante ni elle est très ancrée ci aada yi elle est très ancrée compliqué wul médecin yi dañ lay wax ni la lait maternel bi première tété bi li muy def ci biir bi di nettoyer mooy tax xale bi en général du am colique li muy nettoyer di ko def ci xale bi leneen du ko def ci xale yi médecin yi loolu la ñu mànkoo ñu wax ko ñu war ko appliquer waaye maam Abdou dafa daan wax aada bu demee ba sax sikkim da cay maandu man noonu laay def damay maandu ci loolu. am aada joo tey jii nii ma am doom. l'islam du ko fa jëlee sama yaay ñëw taxaw indi toqantalam ni da koy jox du ma xeex ak moom ni ko du ko naan. na ca dal mais bon c'est grave. Sénégal la ñu nekk de. parce que Safia wax dafa am importance. ba nga xam ne yow nga ne aada bi ngay dem continuer. te loo xam ne boo ko defee loolu mën na raxas sa biiru doom. parce que mais attends. médecin yi loolu la ñu wax. c'est ça qui doit se faire. parce que médecin ñoo xam. moom aliment exclusif moom. loolu moo normal. parlons peu et bien. c'est-à-dire allaitement exclusif jox sa doom ween kese. surtout durant les 6 premiers mois. loolu moo gën a am importance. mais jigéen ñi nangootuñ ko Safia xam nga lu tax. nangootuñ ko ndax bëgguñu ween yu daanu. je ne suis pas d'accord xamal tax ma ni je ne suis pas d'accord dañu nekk dëkk boo xam ne. pauvreté bi nañu waxante dëgg. pauvreté bi dafa bëri. non dafa bëri. non nit ñi añ reer ndékki. nit ñi añ xam nga dañ daan añ reer. dañ daan añ non dañ daan ndékki añ njoganal reer. léegi ndékki añ reer la. njoganal ñi ko fiy def bëreetuñu. 3 repas meew 3000 jëm kaw lay jar. il faut qu'on arrête bu fekkee xale buy lekk normalement 3 jours la koy lekk. waaw 3 jours tu vois si lekk normal.
est-ce que ñëpp am nañ moyen boobu. xale famille jigéen ñi ñu ngi nàmpal de. c'est un fait. jigéen ñi ñu ngi nàmpal de. c'est un fait. xam nga tey benn mot benn phénomène su amee. da ngay xool lan da ngay xool source yëpp lan moo koy sabab. mbirum nàmpal bi daf ci bokk. leneen feneen. waa kay leneen li xam nga lan la gars yi dañu amatul jot. léegi da nga wax benn affaire bu ma d'accord pauvreté taxul kenn bañ a yaru. ñàkk gis nañ fi ñu fi yaru tey doomu borom daraja yi ñoo fi gën a yàqu tey lu ñuy tere ci dëkk bi ñoo ciy jiitu bu dee bon exemple la ñuy joxe doo leen ci gis ñu ngi ci leneen parce que jàpp na ni xaalis mooy yar sa doom da ngay ñëw di ko manipuler ak xaalis yaakaar ni moo koy yar deuxièmement gars yi amatuñu jot ndax la ndax internet bi jàpp na ni Facebook wala YouTube wala Google mën na compléter vide bi wala mën na compléter manque bi wala mën na compléter ñoom seen ñàkk jot dangay gis xale day judd rek ñu yëkkati tablette jox ko yëkkati téléphone jox ko muy choisir la ko neex mu ko ciy seetaan et la ko neex noonu mu ko ciy seetaan c'est kii ñan ñoo nekk ci ginnaaw ba defar yooyu vidéo jox ko moom mu koy consommer mais pauvreté man je la pauvreté je contrôle bu fekkoon chaque parent mi ngi def noonu da ngay contrôler li sa doom di consommer internet lépp bonu ci boo contrôler li sa doom di consommer mën na ko jëriñ nga moom mu noppalu yow nga noppalu mais gars yi toogatuñu pour waxtaan comme li ma la wax ndab table à manger baax na trop waaye ba valeur yu bëri ñu ngi ko perte ndax loolu gënul bu ñu toogee ci bool di mën nga jubbanti sa doom ba moom mu xam nan lay toogee wala nan lay lemee tànkam waaw ñi ngi jàngal àdduna doom ci ndab defaral sa tànk waaw li nga soxla li dañ la koy daggal nga jox la ko doo ñëw fekk toog di ŋàppi sa tànk ni nii wala nga toog ndawal laa ngi nekk ci kanamu Sophie nga fekk ka fa mu ne tibb ko indi ko sa kanam ñun loolu sañuñu ko woon ñoo la daan daggal di la tegal ça se fait da nga daan lekk ba suur te da ngay toog ñu tegal la loo soxla nga ni maman dama bëgg nangam ñu daggal la ko tegal la ko sa kanam amoo fit ñëw ba ci kanamu Prospère jël fa la nekk ci kanamam teg ko sa kanam déedéet wala pauvreté bi muy wax sàqam yi pauvreté bi muy wax waxul pauvreté bi nga xam ne ay moyens la mais nit ku am benn néeg nga